merci beaucoup quand même Mohamed Apté Sow comme ni ñu ko waxee léegi moom mooy jiite kër googu nga xam ne moo di Jumia fii ci Sénégal waaye du casquette boobu waral ñu invité ko dafa am loo xam ne mooy sababu waxtaan wàllu koom-koom ci biir réew mi mu di loo xam ne dañu gis mu commencé def benn boom bu graaw internet bu ñëw Sénégal nit ñi di ci waxtaan di ci mu tudd ay social network wala réseaux sociaux yi am ñeneen yu ci utiliser pour yombal seen accessibilité ak nit ñi jënd meeg jaay mi gën cee lerax gën cee yomb Mohamed Apté Sow ñu ngi lay nuyu te di la bàyyi nga nuyoo teg téléspectateurs yi. waaw maa ngi leen di nuyu jërëjëf ci invitation yi salaamaaleykum mbokk spectateurs yi donc man maay Mohamed Apté Sow expert e-commerce la. donc dinaa ci waxtaan ak yéen ci wàllu e-commerce ni mu évolué ci at yi passé ci Sénégal bi. donc ñun daal Jumia ñu ngi fi depuis ay 5 ans te am na yeneen acteurs ci e-commerce bi ci Sénégal bi yëpp. te gis nañ évolution bi comment client yaa ngi yokk livraison yaa ngi yokk donc yëpp dinañ ci waxtaan incha allah. incha allah daañu ci dellu si waat El Hadj Malick. waaw su ñu mënee song loolu rek. mën nañu tàmbali avec la permission bien sûr de Seynabou. waaw Seynabou mën nañu tàmbali si elle dit non toi tu n'as pas de parole. ah oui bien sûr loolu d'accord parce que célibataire nga. non moom comme ñoo bokk mbuus. ñoo bokk muus ndax su jógee fii tamit ñoo bokk rédaction bi. non ça elle voulait pas dire ça elle Seynabou Ndiaye fii rek nga ko mën am. suñ jógee fii ñoo bokk rédaction bi c'est clair. loolu moom leer na mais bu seddee nii nu ngeen di célibataire oo. ñu daal di waxtaan ci lu jëm ci. te nga dëgëre te wii ma te seddaay bi tàmbali na. ci mbirum e-commerce. non wii ma dañ koy gérer rek dañ koy gérer. kuwet yaa ngi fi bu amee ba tey kenn sonnul ay ca ñu waxtaan ci lu jëm ci effectivement Seynabou Ndiaye ni ko Pape Sidi waxee nekk na léegi lu nga xam ne yombalal na dundunu Sénégalais yu bëri oui bien sûr loolu moo tax ñu dalal fii Mohamed Apté Sow sa xam-xam màcc ci wàllum e-commerce mooy lan exactement e-commerce maanaam mooy ñi di jënd ak ñi di jaay ci plateforme yoo xam ne bokkul ci boutique ñi ngi wax bu yàggu nit ñi yor nañ seen cantine di jaay ci mbedd bi léegi nit ñi daal dañuy yor seen i ci internet bi la ñu nekk yor seen boutique di jaay seen i produits que wane léegi loolu mooy e-commerce maanaam électronique li muy tàmbali mooy i bi mooy électronique i en anglais mooy e-commerce dañ koy wax sax en boog léegi jaratul ay déplacement nit ki de comme Pape Sidi nu mu wax sànq da ngay toog fi nga toog jël sa téléphone di jaay di jënd loolu moom dëgg la sama mbokk bi ñu ngi doon wax léegi embouteillage bi moo ko jàpp xam nga embouteillage moom sonal na ñu bëri bu bëgg a dem en ville nga jënd say soxla dox say soxla nit ñi dañuy toog fi ñuy toog di jëndal ak di jaay donc loolu moo waral dafa yomb daal ñu jënd ci e-commerce bi. ok léegi ci wàllum koom-koom lan lay représenté retombée économique yi lan la exactement. waaw études yi daal li ñuy wane daal e-commerce fii ci Sénégal. ñu ko estimé mooy représente 5% du PIB loolu la ñuy wax e-commerce bi daal ça représente 5% ay études la mais ñun xam nga mënuñu def suñu propre étude loolu la ñuy am comme chiffre officiel entre guillemets loolu mooy représente mais mu ngi mag ñun suñu côté ñu ngi gis ne e-commerce ñu ngi yokk ci clients yi ñu ngi def ay x10 chaque année x10 am na yeneen tamit ni def x10. donc daal mu ngi gën a yokk ñu mu gën a participer. mais si seen wàllum liggéey du ñàkk ngeen jànkonteel ay jafe-jafe ay obstacle waaw xam nga nit ñi fii bu ñu comparé ñu bëri dañu nekk. sànq Pape Sidi junj na ko mooy arnaque beeg lépp. voilà nit ñi yenn saa dañ koy comparé ak Occident ak Europe yooyu e-commerce bi yenn jafe-jafe yi mooy livraison xam nga ñun yenn pays yi gën a développé dañuy am ay adresse ak yëpp mais ñun fii macha allah suñu livreurs yi dañuy góorgóorlu dañuy téléphoner clients yi waxtaan ak ñoom fu ñu leen di livré ak yooyu. produit yi tamit am na ay jafe-jafe yenn saa parce que e-commerce daal ay sites yu bëri commerçant yi di jaay ci seen cantine ñoom ñooy jaay ci e-commerce donc produit yi nekk ci marché bi moom la ñuy fekkaat ci e-commerce bi donc yenn saa nit ñi dañuy yaakaar ne produit yi ay faux la yooyu yëpp day am mais rôle responsable site e-commerce responsable dëgg mooy nga éviter arnaque yi ak arnaque boo gis contrefaçon boo gis nga éliminer ko nga def ci ay amende ñi di jaay nga supprimer leen comme ça produit yi nag gën a nekk ay véritable. léegi bu ñu dellu si waatee ci plateforme parce que sànq yaa ngi expliqué ni que ñi nga xam ne ñoom ñooy yor seen ay cantines. c'est ces mêmes personnes qu'on retrouve ci e-commerce bi. naka lay demee man tey ji dama am sama boutique à Sandaga Pape Sidi am xëy na shop bu muy jaayee ay chemise ak yu ni mel buntu këram. bu ma bëggoon tey ji dugg ci plateforme bi naka lay demee procédure bi nga xamante ne war naa faa jaar. waaw comme la ñuy wax rek am nañ ay plateforme yu bëri. xam nga ku nekk ak sa plateforme ak sa méthode nooy duggee ci e-commerce bi. ñun mën naa wax suñu ñu doxalee ñun da ngay indi say produit ñun dinañ ko photo dugal ko suñu site. donc ñi di jaay amuñu dara la ñuy def dañuy ñëw ñu indi seen marchandise ñu photo ko ñu dugal ko ci site bi
bu yàggee nit ñi dinañ ñëw gis produit yi. ñoom tam dañuy fay voilà ñoom duñu fay sax duñu fay dañ koy def gratuitement photo yi dañuy am suñu studio en interne nit ñi photo seen produit ñu dugal ko donc ça nous permet ñun ñu vérifier produit ak ndax ay contrefaçon la am déet donc loolu yëpp dina dindi nit ñi di ragal jënd. donc loolu noonu lañ ko def yeneen sites yi moom yeneen ne wax nañ ko am na ñuy jaay ci WhatsApp bi ñoom ñooy jëlal seen photo wala ñu gis ay photo internet xam nga yoon say loolu moo tax dañ jël ay photo internet rek voilà jël photo fekk bokkul ak produit bi ñu yor donc yooyu moom yenn saa yi moom ngay fekk ay nit ñi li ñuy commandé ak li ñuy recevoir bokkul daal waaw loolu moo léegi bu ñu jógee ci man ma ñëw exposé ci fi nga xamante ne par exemple yéen fi ngeen nekk la deuxième chose bi nga xamante ne xëy na kiy jënd tout le temps du ko xam mooy yéen lan ngeen ciy gagné bu fekkente ne ni que man su ma indee c'est gratuit da ngeen may photool partenariat gagnant boobu noonu naka lay demee économiquement parlant naka ngeen di def pour génn ci waaw ni ñuy def dañuy jël commission la ñuy jël yenn produits yi en fonction li ñuy wax catégorie xam nga produit bu nekk amul bénéfice bokkul bénéfice yenn produit ay téléphone bénéfice yi bëriwul ay yére yi ñoo ëpp bénéfice donc produit catégorie bu nekk dañu ci def ay commission donc loolu lañ ciy am te ñun tamit li ñuy wax start-up dañu nekk ci on va expansion li ñu gën a intéressé mooy indi ay clients yu bëri parce que client bu ñu ko andee moom dañuy ñëwaat bu ëllëgee incha allah dinañ jëndaat donc loolu moo tax ñun li ñuy liggéey yëpp daal pour réputation la ak acquisition li ñuy wax am client yu bëri. donc loolu ci loolu lañ nekk daal. alors léegi procédure bi nan lay demee ndax aussi fekkee nit ki dafa indi produit bi rek ngeen dugal ko mais produit bi fan la jógee est-ce que nit ki moo ko moom. exactement voilà est-ce que du recel loolu yëpp quoi est-ce que des fois doo leen dem ba si biir. ngeen gis cas yooyu. waaw cas yooyu dinañ ko gis mais li ñuy liggéeyee daal mooy commerçant yi xam nañuy wax cantine mais cantine bëriwul. fii Sénégal bëri na ay grands commerçants yi sax ñoom ñoo gën a jël li ñuy wax virage numérique di ñëw ci e-commerce bi parce que day yokk seen marché ñi danaan jaay Dakar rek léegi ak livraison yi mun nga jaay ci région yi mun nga jaay Sénégal bi yëpp bu ëllëgee sax dinañ mën a jaay ci Afrique bi yëpp e-commerce bi loolu moo ci am doole daal maanaam du fi nga daan jaay yor sa cantine yi xaar benn client journée bi yëpp léegi daal client yu bëri dinañ gis sa boutique donc loolu acteurs yooyu la ñuy liggéeyal donc produit bi ñu am ñoom moom la ñu te ñun suñu responsabilité mooy vérifier produit yi authenticité produit garantie boo amee garantie li ñuy wax garantie ay 1 an boo jëndee sa produit ñu tamit dañ ko garantie parce que commerçant boobu mooy garantir produit voilà. C'est des milliers d'articles. Voilà. Mais là où j'ai un problème monsieur Sow mooy Sénégal lu mu dugg da ngay créer sa page Facebook am sa 25 amis wala sa 50 amis nga commencé di si poster sa ay articles yooyu jaayee sa bopp mun na nekk sax mu nekk matériel wu. bien sûr topp léegi am koo xam ne WhatsApp am 23 vues lay am si story bi pendant 24 heures mais dafay polluer statut yi pour nit ñi di gis li muy jaay. ce qui est tout à fait normal mais est-ce que amul yoon canevas bu nit ñi mën a jaar xam ne lii mooy e-commerce lii laay fay parce que warloowul ak bàyyi cantine bañ ko jël da nga am emploi boo rey foofu boutique bi nit ki jël taxi wala mu jël car ñëw ci yow def effort ñëw jënd si am na fonds bu muy régénérer économiquement parlant ci réew mi mais léegi bu ñu dakkalee loolu yëpp connexion internet dina gën a dox c'est vrai nit ñi pour ñu gis sa produit bi ngay jaay il faut ñu am connexion internet mais beneen problème bi ci am moom mooy est-ce que ñu ngi fay seen ay taxes ni ñu ko waree ak ñi nga xam ne ñooy toog ci marché bi di jaay di fay juuti fanweer wala 200 par jour comment vous faites pour loolu yëpp mën a réorganiser wu parce que quand vous êtes dans le e-commerce vous avez l'obligation de faire la promotion mais aussi de le réglementer est-ce que vous avez des idées comme ça voilà waaw réglementation daal ñun li ñuy participer mooy consultant lañ ci réglementation ñenn saa nit ñi dinañuy ñëw laaj suñu avis ñun réglementation état bi lañ ko bàyyi daal ñoom ñooy réguler marché yi nag xam ñun e-commerce daal tey jii ci réglementation commerce la bokk donc ci lañ ko takkaloo daal réglementation commerce donc tey li ñuy liggéey yëpp nous sommes en norme ak fisc ak lépp donc commerçant yi nii di jaay. vous waaw les professionnels voilà nous les voilà.